maa ngi ñëw ci yooyu leen di xaaree mooy alors wàllu éducation. éducation beeg yu ni mel bëri na jafe-jafe yoo xam ne askan ñu ngi koy jàng. waaye nag waaye bi rek léegi ñu ngi préparé benn livre askan mi ginnaaw ba nag yéen fu ne rek yéen a nga fa. waaw ngeen porté maa wax loolu parce que yaa ma ne ci góor jigéen ñi rek ngeen ne. moo tax ma la élargir la. te boo élargir la ñu ne waaw xanaa fu nekk yéen a nga fa ma ne du yéen a wax ne. mais c'est-à-dire askan bi li ñuy xaar maintenant mooy ngeen gën a fësal seen combat yi ngeen di mën si yeneen branche yi. voilà alors bañ a nekk rek focus wax naa la léegi ci wàllu médiation viol. sociale dàq nañ fi ay liggéeykat tooñ leen Jamra xeex ba jox nañ leen 3 chèques de 130 millions muy 490. d'accord waa léegi loolu am na solo. xeex nañu ba 700 liggéeykat yi ñuy dàq. Sénélec yàlla dogal na processus bi dem na di jur ay njariñ ba y a 500 et quelques. qui ont retrouvé leur travail après 35 mois sans salaire. et cetera et cetera. waaye yooyu yëpp dinañ def communiqué. waaye presse bi boo amee communiqué bu tudd góor jigéen. wala rangu rek. ñu dem kii ko waaye léegi ci ginnaaw loolu yëpp combat yi ngeen di mën a yëpp day laaj ay moyens. di ngeen recruter ay avocats déjà yéen am ngeen ay pôle d'avocats yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci seen chevet lu ngeen soxla rek ñoom ñooy dem jëm ko régler kon Jamra nu muy def moom ba mun a combler gap boobu yëpp ak tamit fan lay jëlee. fii voilà léegi nag ma bëgg a profiter ci borom làmmiñ ñu ñaaw yi surtout góor jigéen yi nekk di commentaire ci réseaux sociaux yi. am na benn góor jigéen bu ma dégg sànq bi ma jógee Sénégal. naan waaw ñoom yi ñuy def yëpp c'est pour avoir des financements arabes ma di la yëgal yow yéen góor jigéen yi wax loolu boo leen ma cité benn pays arabe bu wax ne mës nañuy yox dërëm rek ngeen jégg ma ci kàddu gi di ñun dinañuy taxaw saaga ndeyu buuru pays arabe boobu parce que amul deuxièmement Sénégal la même chose waxi noppi kon Jamra amul benn structure benn organisme national bu international bu mën a wax ni moo yëkkati dërëmam di ñu financer léegi nag la question se pose de savoir kon fu Jamra jëlee lu muy fonctionner c'est très simple ñun on fonctionne sur la base du volontariat xam nga yéen góor jigéen yi nii ngeen di def boo leen bëggee dem sali nax tubaab yi profiter du tourisme sexuel dal di cotiser entre vous ñun itam dañuy cotiser entre nous parce que adduna bi dafa diviser en 2 camps ahlu isbullah ñi ànd ak santaane yàlla ak i terem ak isbu seytaan franc-maçon yeeg góor jigéen yeeg lesbiennes yi et cetera alors ñun itam bu ñu jànkonteeg un combat dañuy cotiser ci suñu biir et à part membres du Jamra yi cotiser am na des bonnes volontés qui ne sont pas membres de Jamra mais des sympathisants de Jamra bu ñu songee benn combat ñu dëkk ko rek daal ne da ngeen di bëgg a def nangam marche ma ne ko waaw dañuy def marche pour soutenir les 93 veuves des anciens combattants Jamra xeex na ba Macky Sall recevoir na ma ci waxtaan nañ ci waaye doo dégg presse bi wax ci ça ne les intéresse pas alors dañu bëgg a def marche pour gën a fësal seeni revendication ndax Nations Unies yónnee na xaalis bi ONU yónnee na xaalis bi mais ay ñu nekk ci état yu wow xol ñoo lekk xaalisu veuve yi ak orphelin yi en marche bi kañ la ma ne tel jour kon fu ma leen di mën a yónnee sama participant ñu ne la tel endroit nga la di ko yónnee c'est comme ça que Jamra fonctionne d'ailleurs yéen waa Sénégal 700 dinaa fexe wax sama goos yi collecté cotisation yi bu weer dee ñu yore seen listing jaar fi ku am sa 100 francs nga dugal ku am sa 50 francs loolu moom du benn noonu la Jamra di fonctionner loolu moom du benn problème voilà ñun cause bu noble bu ne rek léegi nag ñun ña nga ca dossier judiciaire yi nag maa ngi remercier maître Moussa Sarr maître Moussa Sarr mosoo ma laaj 1 franc bi maître Khassim Touré gaañoo ba léegi parce que moom moo ñu daan plaidel dossier yu bari te duñu laaj dara du ñu recruter yow nag ñëw nga maître El Hadj Diouf ci seen pôle d'avocat ma ne ko yow nag maître Moussa ñëw nga taxaw même taxawaay que sa grand frère maître El Hadj Diouf yal na yàlla dëggalal sa taxawaay maître El Hadj Diouf da ngeen ko recruter maître El Hadj Diouf seen xarit lu ko sax dana leen di wax moom maître El Hadj Diouf El Hadj Diouf mbaa duñu laaj lu bari boo jógee nga laajal ma ko parce que ñun day ay ndongol daara lañu avocat yi liggéey ak ñun day ils le font bénévolement waaw bu bëggee bénévolement d'accord waaye ñun amuñu dërëm d'accord ñu bëri di wax que ni nag combat yi ngeen di mener tout le temps da ngeen ci jot ay menaces yu bëri wala sax ay xoqatal menace moom ba tey moom mooy xoqatal ginnaaw xoqatal yi tamit ñu ne yow mi jéem nañ laa atteindre mystiquement ba sonn loolu looy dëggal la wala waaw loolu du ci mën a ñàkk njabarkat yi moom dégg naa wàccu ñu la yaram gi moom day di saa di sutante mënul ñàkk depuis 39 ans qu'on est là-dessus di xeex sur tous les fronts ndax xeex bi nag yow yaa ci gën a tey su ba ma lay invité rek Kaderlo moom sama benn naataango la ku ma lakkal ku nekk ca RFM moom Kaderlo ku lëj la sax nee na ndax yow Jamra yow rek yaa ciy wax
nee na ndax Mame Makhtar moom kon Kader laajal ma Macky Sall Benno Bokk Yaakaar lu tax Seydou Gueye rek di wax ak Abdou Mbow parce que Seydou Gueye mooy porte-parole kuréel boobu le Abdou Mbow di adjoint bi parti socialiste laajal ma leen lu tax Ablaye Elimane Kane rek daan wax parce que moo doon seen porte-parole yore kaddu parti bi lu tax Ablaye Wilane rek daan wax moo doon porte-parole bi alors Jamra yi tamit je suis le vice-président chargé de la communication. kon Kader ba leer na Kader loo tontu baa ngi noonu. voilà alors bu ko defee nag léegi si cotisation ci la ñuy fonctionner menaces yi nag du ci mën a ñàkk ak def-defi xeetu ñaawteef boo xalaat rek dinañ la jéem a corrompre yàlla diñ ci musal dinañ jéem a envoyé ngeen baal ma si kaddu gi ay caga ñu di la defal ay appel vidéo ci WhatsApp ñoom bu ñëw rek ma coupé ba pare bloqué la kenn mënul lim xeetu meeb ak piège ak ndëgg sërëx yi ñuy lalal moo tax na maa ngi profité yee salaat sama naataango yu ànd sàmm jikko yi ngeen def preuve de vigilance ndax c'est des lâches qui n'hésitent devant aucun forfait keroog Ababacar Mboup def na benn live nettali ci lu yéeme mooy suñu coordonnateur bu ànd sàmm jikko yi benn tournée bu mu doon def ci cadre boobu ma la wax ñu doon waajal proposition de loi pour la criminalisation ñu joxoon ko mission mu war a seeti Touba Tivaouane Ndiassane et cetera léeg-léeg mu am étape bu mu egg bu xawee guddi xam nga dafay fanaan ba ëllëg mu war a jóg waaye daal mu départ ànd ak délégation oto bi dafa daw tuuti rek mais taxu ko woon nekk allure peut-être 40-50 kilomètres rek mu yëg direction bi di vibrer mu ne chauffeur bi droité ñu vérifier roue avant yi ñu dévisser écrou yi ba pare ñab-ñabal ko tuuti roue avant gauche bi tam noonu ak benn roue arrière autrement dit fi ko yàlla suturaale moom Ababacar Mboup te yàlla nañu ko yàlla sàmmal bu fekkoon dafa dawoon 100 à l'heure dañuy jékki-jékki rek ñu ne oto ba këpp naag lii naan fekk say yi ñoo fa jaar mais li ngay wax ni kilifa gi doy na waar de voilà kon nag man di leen yeesalaat ne yéen ñi ci yor oto Adama Mboup Imam Ababacar Mboup Makhtar Silla ak kii Silla Ababacar Silla Makhtar Sarr et cetera Cheikh Oumar Diagne bàyyi leen di gaare seen oto muy fanaan ci mbedd mi bu dee am ngeen garage ngeen dugal ko ci kër gi mu fanaan boo leen amul garage ngeen xool ci quartier bi y a des parkings privés payants et surveillés ngeen di ko fa def ndax c'est des lâches ils sont capables de tout na ngeen téye itam seen i doom seen i njaboot ndax gis ngeen li ma fi dal ba góor jigéen punkalum góor jigéen boobu ngay wax te xeesal ba weex tàll naan doom jaa ngi fii États-Unis xam nañ quartier ba mu dëkk rue ba mu dëkk fii la loué benn appartement di recevoir di prostitué wu di fen rek mais yow gars yi naan ma waaye doo ko démentir ma ne déet mais yow ma ñëw fii personnellement Sénégal set def benn émission ñu naan ma même li muy wax yëpp ma ne déet bàyyi leen ko ba fen wat mu tabax ba mu kawe ma bàyyi ko muy tabax di tabax ba mu def 2 fan ma daal di woo sa benn naataango mu ñëw kër ga di ma def interview ma ne ko kii toog mu ne ma ne ko xale bi la mu ne pourtant nee na mu nga États-Unis ma ne ko mu ngi nii États-Unis sax sori na waaye Gambie gu jege gii mosu faa dem elle n'a jamais voyagé waaw mu ne ma waaye itam nee na ENDA day jàppale góor jigéen yi te yéen da ngeen di liggéey ak ENDA ma ne ko gis nga fen yu sew yooyu dès l'instant que fen wu mag ba màbba na day ànd ak fen yu ndaw yi màbba donc dinañu yónni yéen waa ànd si jikko yi laay wax dinañu yónni xeetu nit bu ne muy yàqal leen yàq seen der dugg seen vie de famille ma ne yooyu yëpp am na. mais hormis xoxotal bi tey jii yow personnellement man am naa écho que ni jot nga ci dund ay mbir yu métti hormis xoxotal yi ba ci ay affaire de njabar c'est-à-dire mystiquement sax. yëpp am na atteindre nañ la ci. ba léegi fi may wax ak yow nii ñu ngay njabar. mais loolu naka nga koy dundee ak naka ngay def pour di ci génn saa su ne. waa xam nga yàlla moo yor jaam bi yàlla yor jaam bi bu ko defee nag suñu borom ñun moom la ñu dénk suñu lépp ndax lii ñuy def ñun du pour ñun parce que lan moo gën a noppale
nga toog sa kër ñu di la njaral say soow say boisson nga taal sa télé à l'aise sa yoon ci góor jigéen yi sëy ci jàkk ji sa yoon ci trafiquant drogue yi lu gën a noppale loolu alors donc lii ñuy def dañuy sàmmonte ak li Seydina Mohamed santaane nee na seen njaamu yàlla bu leen ko yemale rek ci sàmmonte ak juróomi ponk yi shahadaat waxtuy juróom joxe azaka woor weeru koor ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa santé maye ñu ne ko ah kon luy mottali suñu njullit mu ne ñetti taxawaay yi mooy jullit bi lu mu gis muy raam te nar a tilimal malaanul islam wala mu nar a ñëw ci penc mi tilimal jikko yi nee na waajib la waajib mooy obligation la nga opposé wu ci ñu ne ko ci naka mu ne fi yadihi par l'action bu jàppandiwul fi lisaanihi nga wax nga alerté comme ni Sénégal 7 di def ak Jamra ni muy def di alerté su jàppandiwul fi xal bi nga naqarlu ko sa xol ba suñu borom xam ne ah kii kat dafa néew doole waaye naqari na ko ndem si yàlla si latif ndeysaan daan na faral di wax naan fi xal bi daal ci yoon dañ ko war a bàyyeeg suñu maam yi màgget ba xubidaas nga xam ne seen kàttan a ngi yem ci toog ci sajaada yore kurus di sot waaye ñun nag bu fekkee dese nañu akas néew ci kàttan ñuy mën di yéeg ko wàcce di xuloo ko poñante na ñuy jëfee fi yaddihi ak fi lisaanihi kon nag lii ñuy def nii ci jaamu yàlla la bokk fii yaddihi fii lisaanihi fi qalbihi lu nekk ak ñu ciy fekk nag waaye c'est un choix am nañu jël choix dem di way di chanter am nañu jël choix nekk dans la presse di tas ay xabaar am na et cetera ñun suñu choix mooy nekk ci toolu xare l'islam góorgóorlu bokk ci ñi nga xam ne dañuy sàmm ndono lu rafet li fi mag ñu baax ñi bàyyi parce que xam nga mag ñu baax yi yàlla wërsëgale Sénégal te ñu tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne Medina El Hadj ku ci nekk ci ñoom bi ngay laata wàcc liggéey bi ngay laata wuy ji sa borom jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi alors bu ñu jógee nag ne ah ñooñu day vraiment war nañ leen fay bor loolu waxi taalibe bu xër la rek ndax koo xam ne moo la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonente bi nee na ba pare ubbi sa dënn jëmbat ci iman ak tawxiid kooku boo jógee ne da nga ko bëgg a fay bor waxi taalibe bu xër la rek li ñu mën kay mooy delloo leen njukkal naka lañ leen mën a delloo njukkal moo di joxante loxo ñun taalibe yi séq ndono liñ fi bàyyi am na solo séq ko sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ñu jóg jàmmaarloo ak yow nga nekk lobby góor jigéen wala lobby franc-maçon ñu jàmmaarloo ak yow mu jariñu lu ne kon nag pour tontu sa tontu am na solo liñ c'est une vie dangereuse waaye c'est un choix macha allah ñu ngi may signaler que ni ñu cërale ci waxtu li ci des bëreetul donc je rappelle toujours que vous suivez votre émission Sénégal 20 et que également vous pouvez liker la vidéo mais kilifa gi ñaari